ci Yëmbal ak ci Kër Massar dégg naa ñii ñëpp wax dëgg yàlla ils sont tombés ci taxawu dëgg ci xeexal dëgg victime de bavures policières comme d'habitude police bi nga xam ne buy taxaw sax war a def mission de maintien de la paix wala d'encadrement de manifestation wala de dispersion de foule faw mu utiliser ay armes yi nga xam ne dafay reyaate contre son propre peuple ma xalaat nag ni ko Sénégal fii laa gisoon ñi nga xam ne ñu ngi doon yuuxu di jooy naan black xaw ma lan matters waaw ni naan xaw ma je suis xaw ma lan fàtte naa tur waa ji sax man j'étais contre wax dëgg yàlla donte nag dund doomu aadama moom fu mu mënti rotee ñu ngi ci am lu ñu metti wax dëgg yàlla waaye fële ci États-Unis benn noir victime de bavure policière une police bi nga xam ne dafa bañ nit yu ñuul n'est-ce pas di toroxal doomu aadama ndax noir la aux États-Unis fii Sénégal gis naa ñi nga xam ne tey jii ñu ngi woote woo société civile ñoom ñooy les grands moralisateurs maanaam ñoom ils sont matures ils sont intelligents ils sont responsables voilà George Floyd jërëjëf donc gars yi defoon nañu fi sax ñoom fii ay manifestations à Gorée à la Corniche di def les malins donc j'avais refusé d'y participer pour la simple et bonne raison que loolu 18 ou 19 xale sénégalais police sénégalaise rey na leen fii à Dakar ci ay manifestations Dakar Kaolack donc ces gens-là qui organisaient ces manifestations-là membres de club de xawma lan de société xawma lan d'universitaires et cetera ils avaient pipé mou mosuñu toog ñu yëngatuñ ci woon n'est-ce pas donc tey nag ay doomu réew mi la ñu rayeti doomu réew yi nga xam ne dañoo génnoon di mettitlu xam nga tey moom képp ku jàpp ni ñi génn tey dafa am nit bu leen génnee wala dafa am ku leen ñaax pour ñu génn wala affaire de Sonko moo tax ñu génn ku yaakaar ne loolu moo génnee Sénégalais yëpp depuis ñaari fan yi ñuy yàq di toj di dóor di yàq sa lecture baaxul maanaam comprendre kon li xew maanaam xamoo li xew tey nag dafa am lu bëree bëri lu xew li nga xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi ci sàkku wax dëgg yàlla di waslu ak di jéggalu ndax nag sincèrement sama sëriñ moom dafa doon wax ne dëgg suufenu mu ma gënal fen di ma yëkkati ñëwuma pour wax dëgg yàlla lu ñu ci naan kii macha allah il est pertinent il est mature man loolu mosuma intéressé sama aqulaay taala rek moo tax may wax donc mbir yi dafa leer nañ n'est-ce pas dafa leer nañ depuis le début gis nañ li xew benn nguur la bi nga xam ne tey jii jug na ngir xoxotal doomu aadama yi xañ ñu suñu ay àq ak suñu yelleef di ñu fontoo di ñu wan ne faale wuñ ñu xam nga ni dans un état sérieux su amee lu toll nii sax ci ay bakkan waxuma sax dafa bëri benn bakkan kese bu daanu te police sénégalaise rey ko kilifa yu gën a mag ci réew mi war nañu génn wax seen aqulay taala war a massawu war a waslu àq war a jéggalu ndax combat bi ñu nekk nous serons tous par force perdants il y aura pas de gagnant nous serons tous perdants waaye cool yi la question qu'il faut se poser nu ñuy nekk perdant ndax dina ko jar donc chaque fois Sénégal su amee manifestation bu amee ay dee toujours ce sont les préfets ak les forces de l'ordre ñoo koy créer toujours bu ñu génnee ay mbooloo pour sàmm doomu aadama yi aar manifestants yi xam ne manifestation préventive la manifestation de réclamation la manifestation de condamnation la fii Sénégal amuñu ay manifestation rayaate si les manifestants ne sont pas armés amu ci benn manifestant yu gis mu yor ay kalachnikov comme dans certains pays yor ay pistolet di jéem a tirer ci force loolu mosul am Sénégal donc Sénégal dëkk la bi nga xam ne dafa am tradition wu jàmm en réalité tradition jàmm bi nga xam ne ñii duñu jiite
veulent nous pousser à faire autre chose. Donc sama taxawaay sama xalaat nag lenn la maa ngi gis nag tey ñu ngi wax ko sëriñ yi di bëgg impliquer sëriñ yi pour sëriñ yi wax jàpp ma ne sëriñ yi war nañ ci wax absolument rien. Donc buñ ci ñaaxaate buñ ci woote ne gars yi bàyyi leen buñ ci woon si ne dem leen toogi ji wax dëgg yàlla sëriñ si nañ leen bàyyi ñu toog ndax ñu ngi waslu ak ñu ngi ñaanal doomu aadama yi ñu ngi voilà ñu ngi lijjanti yeneen mbir yi xam peut-être dépassé ñu waaye ñun dafa am li nga xam ne ñoo ko réglé suñu bopp ñun Sénégalais yi damay mettitul nag lenn li nga xam ne wax dëgg yàlla jàpp naa ni mooy yoon te loolu rek moo manqué ba tax mbir yi demee nii bi si jiitu mooy ray bi force du ñuy woowee force du désordre yi n'est-ce pas force du désordre yi ray bi ñuy ray askan wi c'est parce que dafa amul un répondant ci askan bi buy ray ay force de l'ordre wax dëgg yàlla moo tax ni ku ne duñu ray ndax manifestation bi nga xam ne ay ndaw ñoo ko porté ñi ay xeer lañu yor au plus police moom yor ay bouclier yor ay grenade lacrymogène mën a tasaare foule gis ma pourquoi ñuy jël ay balles vraies war ko tirer ay xale ay doomu réew mi ay yaakaaru Sénégal n'est-ce pas donc saa yu ñu rayee citoyen man sama àqulataa rek moo tax may wax dama gëm dañoo war a ray policier bi ray kooku ndax ñun sax suñu diini yàlla daf ñu jàngal nañu le talion ñu wax la loi du talion bu ñu wax al xasas alquran daf ñu woo ci xasas ci nit ki wax dëgg yàlla buñ la rayalee nga rey ana ayn bi ayn wa uznun bi uzni wa nafs bi nafsi maanaam œil pour œil et dent pour dent lii alquran moo ko c'est écrit noir sur blanc dans le Coran c'est dans l'ancien testament lii mooy loi bu yàlla joxoon yoon ci yàlla Moussa alayhi salaam bu fekkoon saa yu policier rayee benn citoyen sénégalais ñu fexe jàpp benn policier ray ko wallahi azim policier su leen waxtee tër leen balle vrai ci askan bi ils vont réfléchir à deux fois parce que ñun ce ne sont pas nos ennemis n'est-ce pas police du suñu ennemi encore une fois xeexuñu police au contraire dañuy xeex sax police daf ciy gisi foofu incha allah police daf ci am wàllam ñu lu ñuy xeex mooy dëkk bi nga xam ne ñëpp a ciy maase yam du amati kumba am ndey ak kumba amul ndey du amati fitnaal doomu aadama du amati délit sax délit d'ambition maanaam soo amee ambition sax foog ñu fàggaagal la dammati la li fi xew fii Sénégal instant yi lu extraordinaire lii képp ku normal te nite mais daf laa war a metti daf la war a interpeller bu dee nañ sax léegi bay tëj chaîne télé yi nga xam ne ñooy télé yi fi nekkoon askan bi di joxe l'information en temps réel lu mel ñoom Walfadjri lu mel ñoom Sen TV ñu bëgg leen coller motif te ñoom lu ñu nekk di def suñu constitution moo ñu ko may ñun n'est-ce pas constitution moo joxe ci article 8 droit à l'information suñu constitution moo ñu ko jox waxuñu manipulation journalistes yi jéemuñu manipuler kenn ndax mënuñu ko Sénégal fi mu toll il faut tamit ñu respecté wante xam ni fii ay dof nekkuñu fi ay dof nekkuñu fi de Sénégalais yi ils sont très mûrs fii amuñu kenn ku war a jox keneen leçon donc journalistes yi bu ñu joxee l'information di wane ni bërëb sàngam lii moo fa xew bërëb sàngam lii moo fa xew bërëb sàngam lii moo fa xew wax dëgg yàlla ñi coupé télé yooyu di mbubboo des gars yi dañu bëgg a taal dëkk bi ñii taal dëkk bi mooy ñi nga xam ne ñoo yor ay armes jël ay pistolet chargé ko ak ay balles vraies fekk ay xale yuy manifester ñu tiire leen ñii ñooy ñiy taal fitna mooy dungur yi nga xam ne ñoo fi nekkal nguur muy préfet yi muy ay gouverneur yi nga xam ne ci askan bi nga xam ne dafay ñaxtu ñoom amuñ ci xalaat lu may ñu leen brimer ñu leen tasaare ñu leen toroxalee ñii ñoo ñuy taal fitna pourtant ay dëkk yu bëree bëri ay homme de troupe ay force de l'ordre yu responsable nekk nañ fa askan bi di ñaxtu askan bi di xeex ci biir xeexam force de l'ordre di encadrer leen pour mën leen may kaaraange bañ yàqu-yàqu war fa am n'est-ce pas bañ sonalante war fa am bañ fitnaalante war fa am ndax lii rôle force de l'ordre yi la en réalité donc mbir mi dafa nekk lu clair kon
sama première chose sama premier problème mooy du yoon policier di rey doomu aadama ñun ñii ñëpp fii kenn ku nekk si ñun wax dëgg yàlla soo gisoon kenn mu rey sa frère wala sa doom bi nga jur yow kenn jàpp ko rey ko te nga gis ko man gëm naa ne doo ko bàyyi mu dund en tout cas man personnellement du ma ko bàyyi mu dund damay wax sama akulaay taala donc il est temps nag kon pour ñun ñii sénégalais yi pour ñu mën a jox leçon à cette police à ces forces de l'ordre là pour ñu comprendre suñu bakkan yi wax dëgg yàlla du ay ginaar ndax ginaar sa dafa am ay àq waruñu faat bakkan doomu aadama nii ci erreur ndax lii ay erreur la yi nga xam ne c'est pas sérieux et c'est pas normal ils peuvent disperser des foules ils peuvent faire le travail n'implique pas ñuy rey ay doomu aadama rey bi moom wax dëgg yàlla pour man dafa war a jeex te lu koy jeexal mooy ñun ñii askan wi mooy ñu tàmbali ñun tamit suñ ñu reyalee ñu rey lu tolloog li ñu rey alxuraan nag woowuñu ci ñu ëppal ci lu ñu tooñee ku la tooñ munoo fayu ba ëppale ba tooñaale ko ndax yàlla fa bañ tooñ waaye nag ku rey moom wax dëgg yàlla place am nekkul di dox ci biir mbedd yi place am nekkul ñu koy affecté waat ci beneen poste muy kon ne reyaate place am nekkul mu toog di am promotion ñu koy neexal sincèrement ku rey dañ ko war a rey lii mooy la vérité donc lii moom ko war nañ ci waslu ak ba léegi incha allah à part de maintenant saa yu policier reyee ñu localiser ko pare rey ko lii moom déjà lii demande sociale te dañ ci war a taxaw incha allah ñaareel ba ñun dafa mel dañoo nekk di xeex à arme illégale n'est-ce pas dañoo nekk di xeex à arme illégale waaw man ni may signaler ay nit yi nga xam ne ñuy dugg di jéem a saboter mais c'est normal il faut comprendre que dafa am ñi nga xam ne comprendre ñu enjeu du moment ndax ki nga xam ne nga sénégalais la Sénégal ñor la nga bëgg ko bu comprendre enjeu du moment du nangu ñuy mettre en mal pour ñu xuloo suñu biir ñu dañoo talul xuloo suñu biir kii ne moom président Macky à vie droit am la tey jii nag ñu dañoo taxawoon di wax ko résistance semaine bi yëpp soo leen seetloo ñu ngi invoquer suñu droit à la résistance face à l'oppression droit bi nga xam ne c'est un droit constitutionnel man aujourd'hui nekkatuma ci dynamique de résistance s'il y a quelqu'un qui doit résister c'est bien ces tyrans là les tyrans ñoo war résister parce que la vérité moo war a jël le dessus te la vérité mooy lan la vérité mooy li yàlla tëral mooy dëgg li ñu bokk li ñu boole muy réew mi nga xam ne ñun ñoo ko moom réew mi ndax nag il faut ñu fàttali sincèrement aspect républicain man dama d'accord ci république xam nga nee naa ñëpp a ngi kaas soo seetloo affaire Ousmane Sonko yi ñëpp boo leen seetloo wax ji benn la ñëpp ay xeexandoo pour une chose mooy na justice jaar yoon na justice jaar yoon seetlu leen wax jooju na justice jaar yoon ko dafa benn Sénégal yëpp d'accord la ni justice jaarul yoon tey gis naa communiqué bu UMS Union des magistrats du Sénégal n'est-ce pas moom soo mu ngi woo ses collaborateurs ak ses collègues les magistrats leen bu leen xoxotal bu leen tiit bu leen kenn teg pression atte leen dëgg te yàlla tax donc kon y a un problème kon fii dëkk bi ci appareil bi ñuy wax appareil judiciaire muy un pouvoir bi nga xam ne yàgg nañ coow ñoom di wax dañoo bëgg indépendance et ils sont pas encore indépendants pouvoir boobu il peut être instrumentalisé par les tenants du pouvoir exécutif maanaam ñi nekk ci nguur gi kon am nañu mën-mën par rapport ak li leen représenté ci biir pouvoir boobu muy le procureur nga xam ne ndaw président de la République kese la ndax dunguru la wala boog agent la ci ministère de la justice ministère de la justice bi nga xam ne il appartient au pouvoir exécutif maanaam ci ay ndigalu président de la République la nekk ak ci ndigalu premier ministre bu fekkee ne am donc kon pouvoir bi dafa mel ni kon libre yàgg nañ koo coow di ko wax bu ñu eggee nag ci naan di ko laajte ke naan da dëggoog na jub ak na lépp daf ñu war a poser loo foofu une question fondamentale mooy ñun pouvoir bi ñu am justice bi ñuy doxal suñu demee bay laajte naan na tegu ci yoon justice boobu par essence mënul tegu ci yoon ndax loolu justice lu ay nit tëral la c'est un compromis lu ay nit tëral la jëlee ko ci culture jàmbur jëlee ko ci tradition wu jàmbur jëlee ko ci histoire wu jàmbur elle ne correspond absolument pas à ce qu'est le Sénégal elle ne correspond pas à nos rites elle ne correspond pas à notre histoire elle ne correspond pas à notre religion mais lii dafa dul dëgg mooy dëggu yàlla bi te dama ne aujourd'hui dafa jot moo tax suñu religieux yi ma leen di lancer un appel xalif généraux yi ñëpp na porte-parole yi wax ak seen xalif généraux yi buñ leen dugal ci wax bi nga xam ne du seen wax maa ngi fàttali démb ne Sénégal l'état li ñuy wax l'état faalewul kilifa diine yi maa ngi dégg ñu bëri naa ay kilifa diine yi nañu wax ak nangam Macky Sall faalewul kilifa diine yi waxoo Macky Sall ñi fi jiitu Macky Sall faalewuñu woon kilifa diine yi Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade ak ñi fi jaar Abdoulaye Wade ci boppam ñëw na ba Touba sëñ Saliou Abdoulaye dafa yàgg woote di mooy sëriñam sax
leb ko xaalis si saa yu jox na ko xaalis bu bëri bi xam ne est-ce que sax fay na ko ci biir loolu ci biir Abdoulaye sëñ Saliou mooy sama sëriñ sëñ Saliou benn ñaan rek la ko ñaanoon ne ko man damaa soxla Sénégal chartam ndax mun ñu koo soppi ci constitution ñu jéem a ko may république bi nga xam ne dafay bàyyi xel l'islam lii du demande bu metti Abdoulaye Wade tappale na wër ay ndomb ba ne ko loolu mënul nekk loolu suñu partenaire duñ ko nangu dëkk bi duñ ko nangu nangam ak nangam duñ ko nangu te neen koo koy sëriñam n'est-ce pas sëñ Saliou ne ko pourtant gànnaar gii ñu dendal te nekk léegi république islamique moo ko Sénégal gii benn suuf la woon dañ la ko laaj parce que xam nañ ni mën nga ko te mën na nekk ndax xool nañ ko ci dëkk bi xam nañ ni dëkk bi mën na ko moo tax ñu laaj la ko waaye su fekkoon dëkk bi mënu ko wala boog baaxul ci dëkk bi naruñu la ko mës a laaj waaw nagam kii mooy sëriñu Abdoulaye Wade Abdoulaye di woote di naan mooy sëriñam fu ne mu wax ko te li mu bëgg moom mënu ko defal ci dëkk bi maanaam diine la bëggul ci dëkk bi Abdoulaye loi yu bëri tey jii yu ñuy xeex nga xam ne loi wu góor jigéen la loi yu bëri nga xam ne mooy yombal ay yenn convention yu bëri Sénégal signé Maputo lu mu ci doon li nga xam ne mbiru seytaan gese la ndax mbiru nouvel ordre mondial la Abdoulaye moo ko signé li ñuy coow tey di ko xeex tey muy nervi yeeg yi ñuy coow yëpp mais nervi yi n'est-ce pas nervi yi Abdoulaye moo ko fi moo ñu fi jàngal nervi yi fii si dëkk bi n'est-ce pas moo ko fi andi n'est-ce pas moo ko fi andi ak ñoom Farba Senghor di tasaare di yàq di toj ci fu jàmbur donc Abdoulaye Wade ci boom gëmul woon sëriñ bi donc sëriñ si yàgg nañoo am ay bëgg-bëgg initiative Sirkof bi nga xam ne kilifa diine ñoom sëñ Mourtala ñoo ko yëkkati woon ak ñoom Abdoul Aziz Al Ibn n'est-ce pas kilifa diine yi nekkoon Sénégal yëpp bëgg rek ñu xoolal leen te sax code de la famille bu Sénégal n'est-ce pas lan la mujjee Abdou Diouf faalewu leen li c'était en 1996 ba ñuy njëkk taxawal code de la famille boobu siwam sax c'était en 1971 de maa ngi koy fàttali kilifa diine yu gën a mag Sénégal maanaam ñoom Baye Niass ñoom El Hadj Abdoul Aziz Dabakh ñoom Baye Mandione Laye ñoom Thierno Seydou Nourou Tall maanaam kilifa yu mag yi ñoo fi nekkoon ñoom ñoo bind ne ñoom dañoo bëgg ñu soppir ñu code de la famille bii ndax am na fi 74 articles yoo xam ne àndul ak charia dafa dàq chariatul islamia dafa weddi alquran weddi sunna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam fan la mujjee Abdou Diouf daf leen tourné doxal code de la famille boobu en 1960 loolu moo andi woon le conseil islamique supérieur bu sëñ yi taxawaloon ñoom ñëpp ñoom Cheikh Gaïndé Fatma ñoom El Hadj Abdoul Aziz Dabakh ñoom Baye Niass ñoom ñëpp ku ci nekk defoon na ci ay xutba bind ci ay livre di ko mettitlu waaye état bi faalewu leen maanaam état bi xool du ñu bëgg sëriñ yi fi nekk yëpp bind nañu manifeste gis naa manifeste bi nga xam ne Ababacar Mbow mu ngeeg moom soo leen bëggee sax mën nañu ko partagé ay xalif généraux yu bëri xam ne ñoo bind signé seen signature xalif généraux yu gën mag Sénégal ils étaient 9 ñoom ñëpp signé ne dañoo bëgg nangam ci réew mi te li ñu bëggoon kat mooy biiru góor jigéen homosexualité ñu dindi maanaam góor jigéen sax ñu xoolal leen code de la famille Abdou Diouf bañ Abdoulaye Wade bañ donc sincèrement il faut dire ñiy taxaw tey jii di yuuxu na kilifa diine yi wax ak Macky Sall état du Sénégal musul faale kilifa diine yi seulement nag Senghor Abdoulaye Wade Abdou Diouf était assez intelligent pour jéem a xool ni ñuy coordonner ak sëriñ yi sans wax ko Macky rek moom mooy le grand idiot bi nga xam ne il a assumé très fort ne gars yi ay citoyens que seen duñu dara maanaam faalewu leen dafa leen di fen dafa leen di woo di leen wax li nga xam ne amul n'est-ce pas amul donc sincèrement il y a beaucoup de choses à développer ci wàll googu pour revenir rek dire que aujourd'hui il n'est pas question de déléguer un combat bi nga xam ne naan kilifa diine yi wax leen ak Macky Sall bi nga xam ne wax na ni faalewu leen waaye na ni faalewu leen parce que ay citoyens ordinaires lañu muy benn ay grève pacifique maa ngi gis ñu bëri noonu na pacifique na nangam lu pacifique moo mënul nekk il faut qu'on se dise la vérité président bi ñu yàlla nattoo di ab baadoola bu mag a mag moom moo ne moom lu xonk sax mënu ko gis maanaam moom grève pacifique la woowul askan wi il faut qu'on soit sérieux n'est-ce pas bu ñu di nekk di naxasaale n'est-ce pas di jouer ay film di jéem a nax suñu bopp ndax dafa am yi nga xam ne nax sa bopp la aujourd'hui il n'est plus question de parler de résistance à l'oppression ndax soo xoolee état bi li mu wax yëpp ak lu nekk di doxal yëpp ak rey yu def yëpp état bi engagé na benn dimension ci biir lutte bi nga xam ne ko doon lutter de manière pacifique ndax fii bu njëkk bi jël benn mettitu la woon ne d'accord yu ñuy fàggaagal ay doomu aadama ci seen ay opinion moo xam Assane Diouf la moo xam Clédor Sène la
moo xam ñoom Guy Marius Sagna la moo xam ñoom Ousmane Sonko la ak ñeen moo xam ñoom Abdou Karim Xurum Xaq yi xam itam def na leen même chose jàpp nañ leen moo xam ñoom Dame Mbodj ñëpp jàpp nañ leen ci yu ñàkk solo parce que bëgg nañ leen tënk pour rek rey wala nelawal xeex bi nga xam ne askan mu ngi koy xeex pour ne dëkk bi ñëpp ko bokk ñu ci war a gis yu bopp donc kon état nguur bi moom woowuñu ci waxtaan donc aujourd'hui du problème mu léegi résistance n'est-ce pas nag lu problème résistance on est plus dans la dynamique de résistance ndax bu ñu demee bay rey ay sénégalais ay doomu réew mi wax dëgg yàlla bu ñu toogee jàpp suñu ñàmbu ne suñu yoon nekk dañuy tëdd nelaw soo baa sax dañoo wor ñi nga xam ne dee nañu te wax dëgg yàlla suñu combat la ñun ñëpp ñoo àndandoo ci combat bi maanaam àndandoo loolu mooy àndandoo maanaam ay gor mënuñu àndandoo ci dara ba pare ñeen ñi rocceeku bàyyi ñeneen ñi ci des tey nag wax dëgg yàlla pour être franc et sincère dama am mbégte tey ma gisee étudiants yi taxaw di jaamarloo